waaw ma d'abord sant yàlla waaye gërëm ñëpp nag ñi ci dugal seen loxo à commencer par ñoom ñi nekk ci collectif bi mujjee ci président de la république mi nga xam ne ñëpp ñiy wax ak at jëf ci mbir mi te man ci dara maanaam ci moom la ñu jëlee sañ-sañ yooyu man ma ci intervenir ci ñaari wàll benn bi parce que man maay maire Thiès donc ñoom ñi nekk mburukat nekk sama njaboot nekk ci situation te saa yuñ ci masee nekk ñoom ñu ngi nii ma nekk ci ak ñoom beneen bi ma nekk conseil spécial au président de la république kon li ma war aussi ci mbir bul xewee mooy seet lan moo ci taxawaayam fexe ba nga xam ne kenn tamit du yëkkati kàddu walla jëf féetale ko ci moom te dëppawul ak bëgg-bëggam kon ci ñaari wàll yooyu la ñu doxee ci la ñu waxee moo waral bi mbir yi xewee nekkuñu fa di lijjanti wàllu droit dañoo nekk foofu pour jëm a lijjanti wàllu nit mooy am na lu metti ci suñu njaboot naka la ñuy fexee ba mu dakk te suñu borom dimbale nañu ba ci vraiment loxol ñëpp nag mbir mi dakk keroog ci samedi li ci doon xew tamit ci wàllu jafe-jafe ci dëkk bi ci wàllu ay manifestation ak yooyu lépp dal barab bi nga xam ne dañ ko tuddee Daaru Salaam fii lañu daje woon keroog man ak ñoom ñu waxtaan ba am lu ñu tënk lanu tënkoon kenn ku ci nekk am lu la ca war ñu ku ne dem fa nga war a doxe nga di ci dox ñoom ñi danoo bawoo fii dem Touba seeti kilifa ya ba nu demee Touba yebal leen ci man bi nu dikkaatee ci man ma war leen a dalal fële ci Dakar alors ba ma leen waree dalal ci Dakar ma fexe ba waxtaan ak kilifa ya ba ma am ndigalu wax ak ñoom ci turu président de la république ci mbir mi booba it ñu fexe it ba yaatal ko am jataay boo xam ne le directeur de cabinet adjoint du président de la république Demba Diouf moom ci boppam ñëw ci jataay bi kilifaam sant ko mu ñëw ma bàyyi ko mu présider jataay parce que nee naa ko man ci délégation Thiès laa bokk alors jataay boobu am na solo lañ fa waroon a waxtaane lépp waxtaane nañ ko lañ fa waroon a tënk yëpp tënk nañ ko la desandi woon ci ay jafe-jafe ci urgence bi benn bi mooy ñi ñu téye woon beneen bi mooy ñi nga xam ne jotoon nañu ay convocation pour tey lenn lu ci nekk ñu def ca lañ ca war a def ba tey ji loolu lépp saafarawu na kon mu des leen waxoon nañ leen ni kenn moo man régler problème yi mooy président de la république par décret pour déclassement wu forêt boobu mais ñun ñi fi dëkk xam nañ ne foofu dootul forêt kon maanaam dañu bëgg mu leer ne suñu nee déclassement waxuñu déforestation parce que c'est important parce que du loolu Sénégal mi nga xam dafa am ay engagements internationaux mën nañ ko attaquer ci loolu mu leer ne objectif u décret boobu jëmul lu dul ci régulariser ñoo xam ne ña nga fa woon ak lu leen fa mënti yóbbu te président engagé woon ci décembre 2017 ne daañu leen régulariser loola tey jii le président gën a engagé wu pour def ko te loolu mi ngi ci processus bi waaw loolu mi ngi ci yoon bi te loolu incha allah rabbi am nañu yaakaar ne balaa yàgg loola génn kon li ñuy sàkkuwaat rek ci ñëpp rek mooy ku ne dal ku ne concentré wu ci li nga xam ne boo ko defee coow du jib loolu àgg ak jàmm ña ci am cër doxal ci lañ ci war a doxal ñun ñu am benn comité de suivi boo xam ne dañ koy mettre en place boo xam ne ñii représentant maire yi dañ ci nekk waaye représentant population yi dinañ ci nekk ñuy war di jokkoo nag ak ñi nga xam ne ñoo yore administration territoriale ndax dafa am responsabilité yu ñu gàll ci seen ndodd ñoom ak service technique yi bu boobaa mbir yi fu mu mënti toll daanu ko saytu daanu ko xam te daañu fexe ba lépp jaar ci yoon. laa wax ma ni xam nga mbir moom bu tollee fenn ñu war ko waxtaanee bu ñi ko séq bëree rek kenn ku ne war a am xalaat li tax ñu taxawal benn comité de suivi boobu war a dem di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci administration territoriale c'est pour que yi nga xam ne mën na lënt ci bopp nit ñi mu leere foofa xam nga loolu nag doo ko def ci mbedd
parce que soo ko defee ci mbedd c'est-à-dire du def lu dul gën a lëntal yëf yi li ci am solo mooy ñun leer nañu ne puisque xam nañu ñaari côté yëpp li fa ne c'est-à-dire leer nañu ne bu gaañu toogee ba waxtaan dinañu xam ne ñoo bokk fu ñu jëm li am solo mooy lan mooy benn président dafa waxoon ne ñi fa dëkk daañu leen régulariser mu ne woon gouverneur na ànd ak ñi mu war a àndal recenser leen am na recensement bu jotoon a am na ñenn ñu jàpp ne ci biir recensement boobu xëy na du ñàkk am na lu ci dugg te du noonu mais bu fekkee ne nit ñi dem nañu ba defee ni ñu war a defee toog fi ñu war a toog waxtaan ni ñu war a waxtaan dinañu rendre compte ne que réellement recensement bi lii la bu boobaa ñooñu nga xam ne recensé woon nañu leen te ñu nekkoon ci barab bi te président ba muy engagé wu ñooñu la engagé loon bu boobaa ñooñu kenn ku ci nekk buñ ca yeggee nga mën a jot sa kay mooy dama leen ni lépp la ñuy waxtaane lépp la ñuy waxtaane xam nga baatu indemnisation dafa lii ak baatu yoon xam nga tey jii nit bu fekkee ne dafa am lu ko dal loo xam ne moom mi ngi ci yoon dem ci yoon jox ko dëgg ça dafa am leneen lu muy jur mooy comme dès l'instant que am nga yoon ci lu ñu la yàqal nga war a wuti dara xam nga te loolu nekkuñu ci yoon boobu ci yoonu waxtaan la ñu nekk bu ñu nekkee ci yoonu waxtaan dañuy seet lépp loo xam ne jàpp nañ ne yëfu nit la lu jaadu la te mën na defar ñu xelal ko kilifa gi waxtaane ko ba seet nu ñuy mën a defee ba mu rafet comme moment bi ci wàllu woowu lañ toll doo xëcc dara mu teng parce que boo xëccee dara mu teng mën nga bañ a am li nga bëgg te fi ñu toll nii nit ñooñu fa nekk li ñu njëkk a bëgg mooy fexe ba am solution yooyu nag leen lu ci nekk ñun engagement bi ñu mën a jël mooy fa ñu war a mën a toog ba waxtaane ko ba mu saafara bu ba ñëpp delluwaat ci seen sago incha allah ñu def ko. asalaamaaleykum man la Souleymane Diémé le président du collectif des occupants de parcelle de Mbour 4 extension dañu fi ñëwoon tey parce que dañoo amoon yenn jafe-jafe ñu gis sunu maire Talla Sylla vraiment taxaw si comme ni mu ko daan defee dugguleet ndax problème bu mu mës a am rek moom moo ko arrêté bañ dem ci yeneen phase yi affaire bi gën a dox daal ñu ngi koy sant di ko gërëm ak ñi mu ànd ak ci xeex bi vraiment ñi sant suñu maire bi conseil spécial à la présidence vraiment ñi koy sant di rafetlu li ñu def nii dalal ñu ndax moo ñu dalal nañu dalal suñu xel yi nga xam na yeneen Thiessois yi fi nekk boo leen xoolee Thiessois bëri na ay autorités yi fi nekk vraiment ñun affaire bi métti nañu trop ñun Thiessois yi waaw parce que Talla mi waaw man de dama koy jéggalu ndax li ñu doon wax ci moom amul dara lu ci nekk képp ku nekk ci àdduna bi nekk ci Sénégal ndax xam ne kii maire la ndax bañ amee problème dëkk bi di tàkk moo yónni ay ndaw ñu xoos ñëw wax ak ñun mu xuusaat ñëw waxaat ak ñun indiwaat ñu fii dalal suñu xel yóbbu ñu pale 15 ans 20 ans ñu bëgg a gis président ñu bëgg a gis ku jege président mun ñu ko gis moom moo ñu dugal présidence dalal suñu xel ñu wax ko suñu jàngoro ñu dem. ñu dem Touba sëñ bi nañu ci njaboot gi la bokk dénk naa leen Talla dina leen toppatoo leen bëgg dina ko def ñu ngi ci yoon bi mais ñun dafa am benn affaire rek bu ñu jaaxal mooy acte de vente ñu wax ndax président de la république dafay ñëw mu ne naa leen booleeg. communiqué préfet waaw communiqué préfet moo ñu xaw a jaaxal président daal dafay ñëw boole ñoo Habib kii Amadou Sy boole ñëw Fodé Fall def lu leer nañ maanaam woo collectif bi woo service compétent yëpp pour affaire déclassement mënuñu comme que yéen a dëkk foofu yéen a xamante si bi dem leen ngeen defar seen recensement mu ne waa cadastre xaw ma waa impôt dem leen ngeen def état des lieux ñoom ñu dem def état des lieux mooy plan boobu ngeen gis colonel gendarmerie xaw ma lan di ko teg waa di ko defar mooy affaire yu xonk yi ak yu bulu yi loolu moo nekkoon état des lieux ñun ñu dem def suñu pré-recensement mi ngi nii boo leen xoolee amul tricher ni looy tricher doo si def numéro téléphone nekk na ci ak lépp loo def ca bërëb ba ma nga ca ndax gouverneur bi dana woon comme que dañ leen di may jaratut ngeen di xool ku tooñ ak ku tooñut ndax comme que dañuy defar nañ suul yëpp ñu defar mais ñun li tey suñu xel Fodé Fall ak gouverneur Amadou Sy da ko defar ba pare beneen préfet ñëwaat bëgg a defaraat loolu la même chose te du ci boole collectif bi ñun de suñu maire rus nañ ko trop jox nañ ko cër mais loolu dalal na suñu xel parce que dañ ne ñun
dañuy wax te yàlla tax duma wax ci ginnaaw nit dañ ne bu kenn dem ci teel laa wax bu kenn dem wàcce yóbbu ak devantam ndax collectif bi ñoo gérer occupants yi mais monsieur le maire dalal na suñu xel nee nañu du am dara lu dem nekk ci biir jox nañ ko cër nag respecté nañ ko danañ ko déglu dañ ne 1 mois la duñ teel a dem de duñ teel a dem nag dinañ xaar tuuti déglu maire ak ñamu ànd ak bu leeree suñu xel yi ak suñu bopp yi ñaari fan la ñuy def mu jeex mbir mi jeex mais mënuñu tëb affaire bi tàng parce que li am ak li mu def dafa waroo ñëw toj ba pare wax indi leen seen loolu ak indi leen ak defante dafa xaw a dëppoo looloo teeloo suñu xel ñun nag duñu teg ci micro yi rek ñuy wax lu neex nit parce que mbooloo moo topp suñu ginnaaw te suba dañ koy lay ak suñu borom bëgg naa bu may lay ak suñu borom mat layoo ko mu jaar yoon bu ñu ma tegalee samay film mu xam ne kii waxoon na lii moo tax may ñaan monsieur le maire ak ñi mu ànd ak préfet ne ko ñun de sunu population ba nekk Mbourkat danañ waxtaan ak moom ñu ngi ci ginnaaw monsieur le maire Talla Sylla muy neex muy naqari ak lu mu mënta demee ak ñuy raayu suñu kër yi ñun ñu ngi ànd ak monsieur le maire pour mu jàppale ci affaire yi ndax lu mu ñu mës a def na ko lu mu mës a wax def na ko kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm vraiment di gërëm ñu fi nekk ñëpp di sant yàlla bu baax a baax parce que am na ci am acte de vente man aw ma acte de vente man mii aw ma acte de vente ak keneen ak keneen est-ce que yéen dégg ah non fàq ñu dëkk ay tool la woon fàq ñu dëkk loolu daal la ñuy wax maire lu mu ci mën a jàppale mu jàppale ñu si ba affaire yi leer bu leeree amul problème mais bu lëndëmee mooy suñu problème ñun jërëjëf